des fausses informations yoo xam ne ñu ngi koy véhiculer dans la zone. bi ñu ko déggee itam la ma ca jëkk a dégg fekkuma fi fekk maa ngi bitim réew li may wax nag jamono dox na léegi ba enregistrement yomb na lu ne yomb na képp ku yor portable wala moyen boo mën a def ba nga mën a filmer wala nga mën a enregistrer bëggoon naa nga def ko pour que peut-être mu nekk ay archives yoo xam ne bu subaa dinañu mën a servir. muy loo xam ne am na lu ci Ibrahima wax léegi xaw nañu yombalal sax déjà li nga xam ne war nañ ko waxtaan te mu jëm ci wàllu suuf. xam nga depuis jamonoy Senghor loi 64-46 du 11 juin 1964 moo institué domaine national Senghor moo ko signé ci loxo boppam ma répété ko 64-46 du 11 juin 1964 mooy loi bi nga xam ne moo régir domaine national. ba fii may wax ak yéen tey benn loi bu ko abrogé remplacé ko amagul loi boobu lan la wax dafa wax ne suufu domaine national dama bëgg rek ñu yem foofu parce que ñaari façon yi am concerné wuñu bu ñu concerné aussi ndaje mi amul ci solo pour économiser temps ma tëb ñaari étapes yooyu ñëw ci lu ñoo tuddee suufu domaine national. lan mooy domaine national domaine national suuf la boo xam ne état sax moom ñépp ñoo ko bokk moom mais nag état bi fab ko dénk ko collectivité locale yi ne ñoo am sañ-sañ di ko joxe ñoo am sañ-sañ di ko jël waaye nag ñu teg ko ci yoon du ne rek man maay président communauté rurale wala man maay maire lu ma neex ma jëfandikoo ko ci suuf loolu président de la république sax sañu ko ndax bu amee projet dafay bind collectivité locale bi ne ko am naa projet nangam laa soxla seetal ma ko selon ses possibilités c'est très important du ne rek man maa moom wala maa ëpp doole lu ma neex ma def ci tey loi boobu permettre les collectivités locales pour ñu war a mën a fab suuf joxe ko mais am na ci joxe ni boo xamante ne nag yoon nanguwu ko tey exemple bi may joxe nit koo xam ne dëkkul ci commune Kër Moussa mais waruñu yëkkati suuf di ko jox te dëkkul ci biir commune Kër Moussa parce que suufu Kër Moussa la suuf soosu ña dëkk ci biir commune bi buñ ko soxlaa day ngeen ko war a jox ñu liggéey ci bu ñu paree dellawaat ko commune bi keneen bu soxlaa commune bi jox ko keneen mais nag dafa am aada bu ñu fi fekkoon le président Senghor bañ ko laajee dafa wax ne man sama baay laman la woon je crois chef de village yéen laman ngeen doon wax te laman dafa am doole ci suuf malheureusement nag suñu laman yi bokkatuñ ci ndax da ngay gis ku jaay sa tool laman du yëg am na wala am et pourtant yoon dafa dàq loolu parce que le chef de village membre à part entière la ci commission domaniale kenn waru ci def loo xam ne moom àndu ci mais chef de village yaa ngi nii toog est-ce que yéen seen dëkk ña yor suuf sa di ko liggéeyee kenn dina ci def dara ñëw tàggulee parce que waxante dëgg bu jotee nañ ko wax
su ko defee mbir mi leer ci bopp ñépp kenn ku ci ne nga xam li ngay ñibbaale. tey au mois de commune rurale Kër Moussa à son temps au mois de décembre dama leen a réunir 2007 ne pour ñu demander pour que ñu def benn délibération boo xam ne dinañu mën a may dëkk yi ñu yàngali ko maanaam ñu def li ñoo tuddee alignement ci dëkk yi. ma bëgg nag ñépp xam na le maire que je suis man mënuma def lenn loo xam ne conseil municipal bi adopté wu ko mënul nekk ndax lépp lu ñuy def dañ ko ciy indi ñu discuter ko bu laajee voté ñu voté ko bu ñu ma mettre en minorité loolu du jàll. bañ ko defee ñu jël benn délibération numéro 9 bu arrondissement Kër Moussa le 15 décembre 2007 approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement de Kër Moussa par arrêté numéro 6 en date du 2 janvier 2008 donc léegi amuñu droit te ñun quand bu fekkee ne jël nañu suñuy arrêté maanaam jël nañu une délibération seul le conseil d'État moo ñu débouté mais c'est pas beneen autorité bi nag mu ngi fi pour xool la légalité li ñuy def ndax tegu na ci yoon wala teguwul ci yoon parce que le conseil est souverain ci li muy def fekk mu ngi tegu ci yoon. biñ ko defee loolu permettre ñu village yu bari ñu commencé di leen aligner mu am phénomène bu ci dugg ñenn ñi bu ñu aligner di seet benn promoteur mu jox ko xaalis mu jaay lii mu jaay la dinaa ñëw ci promoteur yi léegi loola di dem ba jamono soppeeku en 2014 am na lu ñoo tuddee acte 3 de la décentralisation boo xam ne moo indi li ñoo tuddee communalisation intégrale maanaam léegi communauté rurale amatul mais commune moo am mais commune dafa am nu muy doxe looloo waral temps yi passé ma dégg ñuy wax descos nangam ñu ne descos nee na kayit yi ñu joxe baaxul mën nañu ko wax kooku ñoom la engagé mais man kayit yi ma defar baax na man xam naa lu tax ma defar ko wax day leer ñoom nag démembrement de la gendarmerie la ñu je parle sous le contrôle du commandant des brigades je parle sous le contrôle des corps des contrôles yi ñoom ñëpp ñu ngi fii ci biir mbooloo mi c'est leur droit seen liggéey la lan mooy descos benn service la boo xam ne ci état bi la bokk moom mooy surveiller nan la ñuy jëfandikoo suuf si et puis c'est normal li ñuy def ñun dañ ci war a kontaan ñun ñi moom suuf si parce que nag Sénégal yombal gi dafa tax ba dafa am loo xam ne dañ ko teg droit te du droit xam nga lan moo dul droit nga nekk ci tool bi di ko bay ñu ñëw bëgg fi def école wala bëgg a def nangam nga ne yow dañ lay dédommager fay la ay dédommagement fan lañ ko teg suufu domaine national état soxla ko lu ñu lay dédommager dañ la ko dénk li ñu lay dédommager kay jëmbat nga fi benn taatu mango wala benn taatu darkase ñu xayma ko ne nangam la ñu fay la jeex na mais mbooleem ñi nga xam ne tey ñu ngi agir ci wàll boobu tey ñu jox xaw ma nu ñu koy wooye te xaw ma sàmm aar sa moomeel mais fan la ñu nekkoon démb ba muy jafe ci kesoxat di jafe ci kàccilit di jafe ci mbadat di jafe ci càmbo aniñu dañ leen bàyyi woon ñoom kese ñuy xeex seen xeex am ñu ci jàpp tëj ci ay nit am ñu ci sonal aniñu booba jamono pourquoi ñu toog ba léegi ñuy soog a génn c'est de la démagogie loolu nit ku baax du ko def
parce que pourquoi tey neex na kenn day génn fii jaay fi parcelle 600 000 700 000 dof ci poosam dem jënd kalandoo ñëw daw bañ na lu ko yàq mais on verra lépp dinañ ko teg ci yoon et pour bientôt ku bëgg a tabax di nga tabax mais lépp dañ koy teg ci yoon. Un exemple bu ma leen di jox le cas de Tuuli mën naa wax ne à moitié c'est déjà réglé parce que am nañu une autorisation 14 918 du ministère des renouvellements urbains boo xam ne permettre nañu 77 hectares sur 2000 et quelques parcelles yoo xam ne au niveau de Tuuli buñ ko réaliser tey ku fa nekk di tabax Descos du la fekk di lay fa jële mais pourquoi mënuñu def loolu ci yeneen dëkk yi ci loolu la ñu taxaw pour def ko pour régulariser ñëpp ñoo ñu jóg di lëndëmal xelu nit ñi mais ça ne passera pas parce que nit ñi aussi dofuñu kenn ku ci nekk xam nga li nga xam ne mooy sa intérêt ak li dul sa intérêt. Lotissement administratif tey on est obligé que ñu def ko et pour bientôt suun gii la ñuy tàmbalee on va le régulariser le plus rapidement possible pour que ñu mën a tabax parce que kii bi fi la ëppee moom ak càmboox pour vous dire que ñun xam nañu dossier yëpp. Descos waxul ne dañuy jël suufu jàmbur Descos nan la mën a jëlee suuf lu yoonam ci suuf jëluñu fi benn suuf na leer ci bopp ñëpp bu fi kenn ñëw di lëndal ma xelu nit ñi du benn suuf bu ñu jël état la mu soxla woon jël na ko bu soxlawaatee leneen ëllëg mënuma ci tuus mais la mu soxla woon dama ne jël na ko li ci des bàyyi na ko ak nit ñi pour ñu jël ko benn suufu jàmbur jël ñu ko fi ñu koy wax nañ ko prouver wane ne lii état moo ko jël dañu wax ne kuy tabax na nga wuti këyit mais c'est normal beaucoup de gens yu nekk fii am nañu kër Thiès Dakar feneen fu ñu laaj leen est-ce que booy tabax doo wut autorisation da ngay wut autorisation lu tere nga ñuy dem ci ki la joxoon këyit bi nga ne ko man de nangam lañ ma wax mais nga ñëw di tiital defe ne yow la ngay def mooy noonu am ñu ñëw jiital la di la teg ci yoon woo xam ne du yoon bu baax pourquoi accepter ça donc côté boobu dañ ci dalal seen xel ne suuf si ngeen yore ku leen wax ne état daf koy jël waxul dëgg tey waxul dëgg ëllëg man maa ko wax parce que bu ko doon jël man ma xam ci dara amul ci loolu wax naa léegi ne le cas de Tuuli réglé nañu ko mais am na nit ñoo xam ne jox nañu pour yàq ko parce que seen intérêt newul ci biir dans un lotissement administratif boo xamante ne prévoir nañu même tabax fi benn lycée centre commercial gendarmerie police marché école élémentaire case des tout-petits 9 espaces verts et d'autres équipements yoo xam ne yëpp dafa war a nekk ci biir financement baa ngi taxaw ñu war ko fi def am ñu jóg ne dañ ko jëgg kale ñooñu def dañu bëgg gox dañ ko bëgg fii ba nga yegg dugul yëpp ay parcelles lan la ñu bëggati la ñu bëgg nag ak yenn promoteur véro yi loolu duñ ko accepté tey duñ ko accepté ëllëg te loolu du fi jàllee saa jógul bi ci loolu ci lay jàlle dem ci kaawu 1500 mètres 1000 nu mu tooyee di 1500 hectares yu ñuy wax 1500 hectares junni ak juróomi téeméer hectares dégg naa ay nit di ci wax dañu ne Diène Farba Sarr le ministre de renouveau urbain moom moo ma bind ne naa ko jox 1500 hectares mais ñooñu seen information boobu ña leen ko jox nañu dem ñu vérifier waat ko loolu amul tey amul tey amul ëllëg te du am kan moo mës a gis ministre boo xamante ne
ne moo yor mbirum dëkkuwaay yi dem di lotisser fu ngeen ko mos a gisee ci àdduna wala di laaj suuf pour lan fuñ ko teg. le ministre bu doon man la dinaa porter plainte ka ma ko wax parce que daf ko sosal ci loo xamante ne nekkul amul. 1500 hectares yi ñuy wax mooy lan li ñoo tuddee schéma directeur d'aménagement d'urbanisme muy plateau Diass bi parce que tur boobu la ñu gën a tàmm dañu wax ne li wër aéroport bi je crois kii baa ngi nii arrêté baa ngi nii lettre baa ngi nii je pense que dëkk bi ku fi ñëw wala gox bi ay jàngkat kese ñoo fi ne arrêté baa ngi nii lan la wax dafa wax ne nañu wax ñun suñu gis-gis abi bu fekkee ne dégg naa wor lan lañu xam ci li nga xamante ne ministre bi bëgg nañu dimbali parce que am na loo xam ne ñun en tant que collectivité locale amuñu doolay def ko pour que li wër aéroport bi ñu xool nan lañ koy aménager et puis c'est normal li wër aéroport bi kenn du ko bàyyi mu nekk ay bidonville mënul nekk même suun gii la ñu bëggul mu nekk bidonville rawatina li wër aéroport su ko defee loolu la ñu wax ne pour que conseil rural bu Kër Moussa ak bu Diass kenn ku ci nekk nga wax ci lan mooy sa xalaat kooku ak délibération ak affecté lan moo leen boole. Je vais vous dire une chose 15 ans voire 16 ans man maa ngi fii 1 mètre carré commune rurale Kër Moussa commune Kër Moussa mosu ko affecté kenn ku ko gis bu ñu ko affecté ne tàllal loxoom wax benn mètre carré laa wax commune rurale Kër Moussa ba ma nekkee président bi 2 mandats ñëwati maire Kër Moussa ba fi may wax ak yow tey mësuñu fat benn mètre suuf affecté ko qui que soit ku ko gis mbooloo maa ngi nii wala boo delloo sa kër nga wax nit mu wax la ko nga ñëw nga wax ma ko mësul am et pourtant amoon nañu possibilité def ko y a beaucoup de projets yoo xam ne ñëw na fii mais intérêt population bi moo ñu jiital moo tax yooyu ñun suñu yoon nekku ci toppatoowuñu ko loolu ñenn ñi buñ dee dox di wax ne 1500 hectares jéen far ba xaw ma lan moo bind meeru Kër Moussa pour mu jox mais fan laa jëlee 1500 hectares nan laa ko jëlee conseil baa ngi nii gox bii bu ma juumalee lu mat 8 ba 9 conseils ñu ngi fi nañ leen demandé fan la conseil rural bu Kër Moussa defee benn délibération joxe 1500 hectares ñu ngi fi nañ ko wax amul. loolu l'acte 3 de la décentralisation dafa ñëw tegu ci kaw communauté communes yi amuñu doole yenn yi ñu mën ko def moo tax yenn service de l'État di jàppale communes yi pour mën leen a dimbali ci yenn yi pour ñu mën koo dépasser ci foofu suuf si ñuy wax depuis 15 ans xam ngu ma xam gox bi tax na de commission domaniale bi kat moo ko jiite fii ci commune bi pendant 15 ans dëkkul fii ma ne dëkkul ci gox bi di doomu gox bi lan moo tax ma defoon ko am yaakaar ne fi la juddoo doomu gox bi la war na mën a liggéeyal gox bi nañ ko ko dénk mu sàmmal leen seen alal ce sont ces gens là tey ñoo ànd ak des malfrats di doxal yoo xam ne bañ nañu mu feeñ te on va les démasquer tous on va les démasquer wax kenn du ko yël ñëpp daañu ko démasquer lu fi waay def dina feeñ insha allah ku ñime nag géew baa ngi nii yaatu na ñëwal looy wax nga wax looy def nga def ñu dem bu fekkee lu leer rek la ñu bëgg lu leer rek la ñu bëgg daañ ko leeral ba mu leer nañ ba ñëpp teg ci bët
loolu mooy li may wax ci wàllu suuf soosu nga xam ne wax nañu ne mu ngi am ci gox bi par délibération numéro 5 du conseil rural de Keur Moussa en date du 28 décembre 1995. Je me rappelle très bien décembre 95 bi moo fekk ci ligne bi xaw ma woon sax gox waxuma la nekk président communauté rurale waxuma la nekk maire. Décembre 95 le conseil rural de Keur Moussa à l'époque dirigé par El Hadji Yaxam Diassi la ñu defoon délibération boobu. Le préfet du département de Thiès à l'époque préfet yi ñoo doon approuvé les délibérations. Le préfet du département de Thiès à l'époque approuvé ko en date du 30 janvier 96 mu concerné woon fu ñuy wax Landu Cesoxat Kacili Kër Duga. ci gox boobu la nekk muy 203 hectares ña ko joxoon ñu baal ma tuuti rek Abdou Gueye ci la bokkoon Moussa Ciss Ngomak Diouf Moussa Ciss numéro 2 Mamadou Dione Ngagne Ciss Ibrahima Diouf témoin par signature yaa ngi nii ak empreinte yi Diagne Diouf chef de village de Landu Bérésis Landu Moussa Faye et tant d'autres personnes loolu Ani Momar ma ne booba fekk Ani Momar mais nag administration continue di en 2004 dañu amoon benn fournisseur bu mës a am problème mu dem ci gouverneur woo ma ne ko ba muy leb bor bi fekkewuma duma ko fay mu ne ma monsieur le président ma ne ko waaw mu ne ma ku doon na nit doon na ay boram fayal waa ji xaalisam ma réunir le conseil demandé leen ñu fay ko xaalisam lan laa bëgg wax foofu du ma ne ba ñu koy joxe fekkewuma ah kay fekkewuma d'accord mais ña fa amoon ka kayitu juddu ñu defaral leen ndax bi ma nekkee président communauté rurale dama koy ñëw dindi ne baaxul mënul nekk mais nag mën naa ci jouer benn rôle. Aziz man yàgguma ko xam dama doon dégg rek Aziz beaucoup de gens parlent Aziz te tool bi nekkul sax ci noowu Aziz nit booy wax da ngay gëstu li ngay wax da nga xam ko man maa gëstu ba xam kuy Aziz ma woolu ko mu yeex a ñëw ma woowulaat ko woowaat ko mu ñëw ma ne ko fii de dafa am suuf su ma fekkoon ñu jox la ko fi jour boobu may dem quartier bi maa ngi jaare yoonu jas bi am na dëkk bu ma jaar foofu ñu ne duma ko génn kenn ñoom astudio bu fekkee mu ngi fi ma waxtaan ci ak moom mu ne ma bon nañu seet solution buñ ko mën a régler bu leen fàtti nag ne sànq dama leen wax ne une délibération du conseil rural nit mënul xëy xëy rek nga dem nga foqati parce que dañu nekk ci réew moo xam ne yoon moo fiy dox bañ nga koy jox aw na ci yoon awul ci yoon mais am na institution bu fi nit ñi tegoon ñoo leen ko jox bon kenn mënul wax ne liñ ko jox teguwul ci yoon. am na ñu toog fii ñu ngi bokkoon ci conseil boobu bon lañ ko joxoon sur le plan juridique tegu na ci yoon mais man sama population laa wax ñoo ma gënal lépp lu ma mën a am parce que bu ma fi nekkee tey yàlla ak ñoom la ñi nekk ci biir emprise bi foofu yépp
desewu fa lu mat 100 mètres yoo xam ne parcellisé wuñu ko am na wala amul ma ne am na wala amul ku ko parcellisé seeni borom ki ne nag fii sama alal la yor ay këyitam mën na ne Cheikh Saliou maa la may lii diw maa la jox li moo xam condition ya mu ko joxe looloo indi affaire njóogu lay njóogu lii bi ñuy wax mais ñoom ñëw nañu sama kër ñu formé benn condition ñëw keroog bi ñëwee lan laa leen wax dama leen wax ne lii ngeen di doxal dama ci ànd man ci laa bokk mais keroog laa leen ji gëj a gis parce que dem nañu def jàppante ak ay politiciens ak ay promoteurs yoo xam ne seen intérêt bopp moo leen fi tax a nekk te xam nañu fa ma jëm ak ñoom ñu ne léegi donc nañu wut benn kuréel goo xamante ne dañuy jox ne lii moo ñu tax a jox or que c'est faux il faut mu wax ko nommément Mouhamed Gueye kañ ngeen ko xam kañ ngeen ko xam dagga suuf la mu cay am mu am ko ca moo tax ngeen xam ko daf fi dëkk bien que Sénégal benn la dëkk mu fi ñàkk mu fi dëkk sax amul mais pour des intérêts crypto personnels moo ko tax di ci dugg financé jàpp ay nit di leen financé pour lan nit ki boo ko financé addu ci te newul ci dëgg li ci newul ci dëgg man ne la dinaa ko dindi ba mu set wecc dëgg taxaw fi kooku man maa leen ko wax insha allah nit ñi dañu bàyyi nit jóge ca àll ba indi la lu bees gëstuwuloo ko nga jóg di ci wax ak def ci loo xamante ne ëllëg conséquences yi kenn du ko mën a mesurer pourtant ña fa am tool bañ leen di indemniser par APIX Aziz moom mu ñuy wax moo bind noir sur blanc ne bu ma kenn fay dërëm ña nga xam ne ñoo fa jaar te ñu ne seen tool nañ leen fay këyit baa ngi nii moom moo ko bind noir sur blanc approuvé par l'autorité administrative. Déclaration de renonciation des droits. Déclaration de renonciation des droits mu ngi nii oui ñamu jaar yépp ña nga xam ne seen tool mu ngi newoon ci biir bañ leen di fay kan lañu fay kenn ku ci nekk ku ñu fay xam naa ko ku ñu fayul xam naa ko montant bañ la fay xam naa ko parce que je fais partie de la commission gis nga bu ñu naxante nañu waxante ay dëkk ñun ñëpp gox bii lañu dëkk ñun ñëpp ñoo bokk li fi nekk kenn ëppaliwu ci fii ñu toog bu doon tàkkatey jii ñay ëpp ci ñi ñuy yàqu ñi ci ñuy yàqule man ci laa bokk ndax fu fi waaye am suuf bari na ci yoo xam ne ci laa bokk de waaw bu doon démb ba muy nekk démb amul dëkk bu may taxaw ci dëkk yi ma dem fa te aw ma fa fu mu war a mën a dëkk mais nag jamono changé na doxalin yi changé na mais nag changement boobu am ci jamono nañ ko doxalin woo xam ne na tegu ci yoon ak dëgg ndax lu fi nit def te du dëgg balaa mu yàgg dina feeñ fang fii ba ñëpp gis ko dañuy wax ne nag doole moo mën dëgg mais dëgg mooy mujj ma bëgg pour me résumer parce que muy guddi pour que ngeen xam ne képp ku leen wax ne seen suuf dañ koy jël en tout cas ci moment bii may wax ak yéen tey lu war a tax ñu jël suuf fii yëg seegul ci sama bureau yëg seegul ci man xaw ma ko kenn ku ci nekk man la ma gëm mooy morso suuf sa nga yore yow yaa ko moom man loolu laa gëm ku ci xam leneen nag yaa ko xamal sa bopp mais man xaw ma ko donc ma bëgg ne nit ñi ànd ak seen sago ànd ak dal ñi nga xam ne politique moo leen animé waaye nañu dem toog waxtu wi jotagul
bu jotee rek ñu dem ci arène bi ku mën sa morom rek duma un point d'entrée jeex na ñun amuñu lu ñuy tiit foofu amuñu lu ñuy tiit foofu foofu laay conclure wax naa ko bii sama gars yu ma doon réunion ne leen question politique man soxlawuma ko fi ñu koy waxee nii 2019 xaw ma dinaa ko fekke wala duma fekke yàlla moo xam